waaw jërëjëf Pape Maguette di fàttali sama bopp di fàttali askanu Sénégal ne gis nga waxtaan wi fi jib dafay wane ne Sénégal am na histoire waxtaan bii fi jib dafay wane ne Sénégal am na fu mu bëgg a dem waaye waxtaan bii fi jib tamit dafa poser question boo xamante ne nii question bu ñu war a poser la tey waaye réponse bi tamit am nañu ko tey. mooy lan ci. lan moo des ci état de droit bu Sénégal bala ñuy wax lan moo des ci état de droit Sénégal nañu wax d'abord fàttali sunu bopp fàttali askan bi lan mooy état de droit état de droit du mbiram yoon kese. ay juriste kese état de droit dafa ëpp loolu état de droit dafa ëpp politique état de droit dafa ëpp joyante état de droit dafa ëpp analyse u juge walla leneen état de droit mooy loo xamante ne nii askan wi ñi ñu jiite ak ñi jiite ñiy doxal yoon ak ñi yoon mën a dal seen kaw ñoom ñépp yoon moo leen tënk maanaam état yoon da koo tënk citoyen bi yoon da koo tënk état de droit mooy lan état de droit moom tamit daf ne ñetti pouvoir yi ñu am ñetti pàcc yi nga xamante ni ñoo téye réew dañoo am seen indépendance boppam maanaam dañoo moom seen bopp ku ci nekk loolu lépp boo ko boolee nag mooy wunju état de droit léegi lan moo ci des tey dara desu ci dara desut ci état de droit wu Sénégal ma ne ko loolu yéeme na di njëkkeel ci séparation des pouvoirs tey dafa wane ne séparation de pouvoir principe la rek waaye amul Sénégal ndax lu am jëf mooy wane am doxin mooy wane am waaye déclaration de principe dëkk réew yépp am nañ ko waaye na réew may doxe ak na réew may jëmmale la nga xamante ni mooy principe yi foofu la ñuy xamee ndax ñu ngi dund ci état de droit wala dunduñu ci état de droit gis ngeen violation yi nga xamante ni am na assemblée nationale donc muy pàcc boo xam ne mërngeelu na nga gis ni exécutif bi taxawee ci taxaw bi ci mbir mi mu wane ne exécutif bi jeng na nga jël le pouvoir judiciaire damay fàttali sama bopp di fàttali askan wi ca duñu ko noppi di fàttali ne taarixu Sénégal pouvoir judiciaire daf ci am tomb boo xamante ne ni gàkk-gàkk boo xamante ne nii la tax ñu war koo dindi ñoom tey jii la ñu war a signer boobu signature jot na tey parce que bu ñu nee justice du pour magistrat yi rek justice ëpp na magistrat yi askan wi yépp ñoo bokk justice ca tey li askan wi nemmeeku mooy lan mooy que ne boo jëlee bañ amee indépendance ba léegi ba tey ji le pouvoir exécutif maanaam ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo ñuy diriger je veux bëggatuma wax gouverner parce que gouverner wuñ ñëw dañ ñuy diriger ñi nga xamante ne nii ñoo ñuy diriger. lu mën a doon différence bi ci ñiy seetaan ñu mën ko xam. waaw xam nga ne gouverner. waaw nit citoyen mooy bokk ci gouvernance mooy wane cap bi citoyen bi mooy jouer rôle bu am importance waaye dirigeant boo xoolee terme bi ñu koy utiliser ñoom ñëpp les dirigeants maanaam ñoom ñooy tànn fa ñu bëgg a dem ak
ak yoon wa ñu bëgg a dem te dañ la fay forcer différence bu primaire bi loolu la léegi nga ñëw ci pouvoir judiciaire dañu fàttali sànq ne depuis 1960 ba léegi le pouvoir exécutif maanaam ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo am dépositaire pour gouverner ñu légalement légitimement bis bu xamee ne kujje gi am nañu ci toogaay boo xamante ne nii dana menacer li ñuy wax la conquête l'exercice et la dévolution du pouvoir maanaam nañuy wutee nguur nañ koy jëmale maanaam nañ koy doxale ak nañ koy joxalante bis bu menacé woo rek da ngay gis ka nga xam ne moo yor exécutif ba am stratégie boo xamante ni du stratégie politique day làqatu ci ginnaaw justice pour def li mu bëgg a def loolu nag bala moo mën a am day fekk doomu aadama ya nga xamante ñoo nekk ca biir justice ba ca biir magistrature ba nekk doomu aadama yoo xamante ne nii xëy na xamuñu la ñu téye xamuñu la leen constitution may dama ne magistrature ak justice moo ëpp doole président de la république magistrature ak justice moo ëpp doole parlement leen rekk leen ëpp doole ñoom ñëpp muy le peuple souverain ñoom nag dañ naan l'état c'est le peuple déedéet l'état c'est pas le peuple c'est qui l'état organe la boo xamante ne ni dañ ko jox pour muy doxal mbiram réew mi waaye bis bu état jàdde yoon day dal ci kawam dégg ngeen wax bi bu baax léegi nag tontu bi ñëw na maanaam lépp loo xamante ne nii pilier la maanaam ndëgër laay la ci état de droit tey misaal mi wane na ne màbb na nga ñëw nag ci loo xamante ne nii moo tax mu màbb muy personnalité kiy jëmmal état dafa baax ñuy def portrait le portrait ki nga xamante ni moo ñuy jiite bu ñu paree def portrait ki nga xamante ni moom la teg lii mu teg tey ñaari portrait yooyu bu leen neexee ma njëkkee ci Ousmane Sonko mujjee ci borom réew njëkkeel ci bu la neex mais boo paree ci portrait rek après mu doon premier tour de table bi ñu tout à fait portrait ci njiitu réew mi Macky Sall portrait ki ñu jiite muy Macky Sall mooy ki nga xamante ne nii y a de cela 20 ans benn sénégalais xamu ko mooy ki nga xamante ne nii y a de cela 20 ans juddoowut alal mooy ki nga xamante ne nii y a de cela 20 ans benn nit bu ñuy wax maître Abdoulaye Wade ancien président de la République du Sénégal jël na ko defar ko ba moom ci boppam mu taxaw ne ku la def ministre de l'intérieur def la président assemblée nationale def la premier ministre def la ndax am nga payam moom moo wax ki ngeen fal kan la mooy ki nga xamante ne nii nee nañ waajuram ne na ko ginnaaw ñun ñi la jur Abdoulaye Wade jur rek la defut ci yow jàppal kii mooy sa baay ki ngeen fal mooy ki nga xamante ne nii du deltu gannaaw ci dara du ci verbe du ci action ki ñu fal mooy kan mooy ki nga xamante ne nii taxaw na ngeen di xeex seen ab xeex pour aar la ngeen bëgg a aar mu bàyyi leen fa dem doxi la mu bëgg a doxi ki ñu fal ki ñu jiite tey mooy ki nga xamante ne nii nee na ci interview bu ñu mujj du gis lu xonq du gis lu xonq du gis lu xonq ki ñuy fal mooy ki nga xamante ne mooy kan mooy ki nga xamante ne ci interview bu mu mujj a def ak la presse sénégalaise nee na ku fi ay motard dar nga yaakaar ne am nga pouvoir amoo dara boobu la décrire boppam boobu la wane ki mu doon ki ñu fal tamit moo fi woote 2011
ne nañu dox wuti palais de la République génn fa borom réew ma ñu ñëw nag ci Ousmane Sonko. tey Ousmane Sonko dafa honoré bépp digne sénégalais tey Ousmane Sonko jëmmal na ne Sénégal des na ndaw yoo xamante ne nii boo fëggee seen dënn Sénégal rek a ca fees boo fëggee seen dënn dignité rek a fa fees boo fëggee seen dënn doylu rek a fa fees Ousmane Sonko moomu nag portrait lan la. portrait jaar-jaar la. jaar-jaar. portrait kenn du ko présenté sénégalais mooy ki nga xamante ni dafa juddoo ca dëkk kaw ga ne kat man de yaakaar na ne am njàng ak fulla ak fayda mën nañ cee raam ba tabax ci réew looloo nekk ci yow moo nekk ci kilifa moo nekk ci yow moo nekk ci professeur moo nekk ci man mii dañoo juddu ñu taatan ñu ci école ne ñu góorgóorlu leen bu leen tricher bu leen ñàkk jom raam leen ba màgg bokk ca ñee tabax réew ma Ousmane Sonko loolu la wane moo tax bi mu wuy jee wuy ji bi dafa rafetal lu bari Ousmane Sonko mi ngi wane ne Macky Sall man maay jëmmal état de droit ndax li tax man maay jëmmal état de droit man maa mënoon a woote ne du ma dem waaye bàyyi naa lépp ndax jëmmal état de droit du ma nekk nit ku nga xamante ni suba dañ naan moo fi waxoon ne def naa lii def leen nii ca loolu day défier état de droit moom mu wane na tamit tey ne du moroomu Macky Sall wane na ko ci bépp domaine léegi nag fi may jeexale mooy taxawaayu askanu Sénégal man de duma yem ci wax tey duma yem ci wax nooy def kon dangaa fàttali say maam dama ne réew mi bu fekkoon dañoo delluwaat fii ak 100 ans 200 ans 300 ans Macky Sall du am sañ-sañu wax ndax Kayoor a ngi fi Bawol a ngi fi Fuutaa ngi ci Jolof a ngi fi Mandeng yaa ngi fi te ñoo ñëpp seen démb dafa rafet dañ koo xeex waaye bu ñu demee nag ba bokk loo xamante ni moo ñu tënk ñun ñëpp mooy état de droit ak république juddu amatut foo bokk amatut. très bien citoyen rek moo am tey nag citoyen boobu moo xewle. d'accord xew-xew bi nag résistance la tudd constitution sénégalaise moo maye. le droit à la résistance. d'accord dinaa ñëwaat. droit résistance boobu nag. tey bépp doomu Sénégal. d'accord boo xamante ne nii république moo la tax a jóg. démocratie moo la tax a jóg état de droit moo la tax a jóg. état de droit boobu daf laa wan yoon wi nga xamante ne nii. moom nga war a jaar. pour def sa résistance. Mamadou Ibrahima macha allah am na solo. ñu dem ci professeur ba tey ci lu soxal état de droit. parce que tey ñi ngi koy wax ci sëñ Bara Dolly wax na ko fii direct. tey loolu laata mu koy wax it nit ñi xam nañ ko ndax moom wax na ci lu jëm ci wàllu presse moom. di wax ci ay programme ak ay yooyu. te pourtant am na ñu ko war a mën a dox wax ko. tey préfet bi waxee na noonu que nañu leen chargé nañu leen nangam. ça signifie que peut-être moom mi nga xam ne moom moo wax am fitu wax loolu moom préfet dafa am ci fu mu ko déggee muy naar bu ndaw ak bu mag. loolu sànq rek.